خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. kiy def conférence bi jaar-jaaram ak gëstoom xam nañ ko biir Sénégal ak biti Sénégal xam nañ ko dans tous les milieux. On fait des recherches sur la Oumma et sur l'islam. bu fekkee ne dañ ne wuti leen xam-xam ba Chine moom mu dem ba Soudan wuti ko fa ak feneen mën nañ ne lim ñuy wax tey daf ko xam bu baax. kon boog sans plus tarder parce que dafa am engagement ñu jégglu Mohamed Lamine Dramé ñëwoon na sax waaye dina dellu si. nu ngi sant yàlla bu baax moom mi ñu defal xéewal ba ñu daje ci barab bi ci weeru koor bi ñaan yàlla mu nangul ñu sunu jaamu yàlla li mu diggee ci koor yépp mu defal ñu ko ci ful ay tuyaaba ak sippi ay ñaawteef. di nuyu suñu kilifa gi nga xam ne mooy jiite waxtaan wi muy son excellence El Hadj Falilou Kane di ko wàccuwaayam di nuyu waa jàkk ji di nuyu suñu doomu ndey suñu xarit Adama Mbuub mi nga xam ni bari na lu mënu andi ci barab bi ngir ñu def fi waxtaan. loolu lépp feddali cofeel ak ànd rekk moo ko waral mais jàpp naa ne gox bu ne ña fa ne lañu fay def ci waxtaan mën nañ ko def mais moom tàng bu jamono bi jotee wax dëgg yàlla bu ñuy def seen waxtaan yi dana ma ci boole léeg-léeg may ñàkk jot walla mu am lu ma tënk. tey ji sax amoon naa lu ma tënk lool mais dama gis ni comme que xesoon naa ba ni danaa ñëw rekk ma ne il faut danaa ñëw ba ñu gis ma ñu waxtaan ci thème bi tuuti li ci des sunu mbokk Mohamed Lamine Dramé yeggali ko. di nuyu sunuy mbokk yi nu am fii yépp ci gox bi. mooy umma bi ni mu tase nii nga xam ne yàlla daf ko tabboon sas ko mu nekk benn mu jox ko jumtuwaay yépp yiy tax mu nekk benn waaye bennoo boobu am na sax ab diir mais mujje gi li gën a fés ci boyu seet umma bi mooy teqalikoo gu metti. loolu fan la jóge ak bu nu ko bëggee jàng lan la ñuy def. loolu daanaka mooy xolu waxtaan bi. bu amee lu ñu ciy dolli peut-être mooy waxtaan ci bu fekkee ne waroo dafa am dëgg-dëgg ñàkk déggoo gu xóot nan la ko lislaam gise. umma bi nag baat la bu nuy wax toujours léeg-léeg mu nekk notion bu politique bu fekkee ne dimension politique bi la ñu jël waaye léeg-léeg
day nekk notion wu diine bu fekkee dañu ko jël ci dimension bu gën a yaatu nga xam ni mooy mboole seen jullit ñi nga xam ni li leen boole mooy pas-pas bi ñu bokk ak bokkooku lislaam parce que lislaam ku ci dugg rekk bokk nga ci umma bi dafa am ak bokkook lislaam gu la booleeg jullit yépp ak fu ñu mën a ne bokkook lislaam googu nag moo ne ci kanamu bokkoo yi ci des yépp nit ñi mën nañu bokkoo ci lu bari lislaam du dàq bokkoo yooyu mën nañu bokk ci dëkk lislaam day renforcer mbokk googu mën nañu bokk ci xeet lislaam du dàq mbokk googu bu fekkee ne parparloo lalu ko mën nañu bokk aussi ay intérêt yoo xam ne yi ay intérêt àdduna la walla ay intérêt politique walla intérêt kuréel yooyu yépp ay forme bokkoo la yu nit ñuy bokk mais mbokkuk lislaam gi du ko dàq tànk nekkul jumtuwaayu teqale bokk googu ñuy bokkoo nag umma bi ñaar di ko renforcer mooy ñoo bokk delluwaay ku ne xam na ni ku di jullit rekk sa delluwaay bi gën a dëgër moo di alquran donc nit ñi bu ñu bokkoo delluwaay loolu li muy jublu li muy tekki mooy seenu déggoo mën na yomb mais bu fekkoon ne dañu bëgg ànd te suñuy delluwaay bokkuwul déggoo gi mën na jafeñ parce que cadre référentiel yi du nekk benn mais fii cadre bi ñuy référé woo dafa nekk benn loolu aussi am lu koy symboliser mooy nu bokk benn jubluwaay bu nuy jublu ci jaamu yàlla gi nu gën a fonk te moo di julli mooy li ñu tuddee notion wu alqibla loolu ab yar la bu nuy def ci jullit bi ngir ñi mu ko bokkal yépp mu xam ni ñoo bokk jubluwaay ñoo bokk orientation jullit ñi léegi même bu fekkee ne nangu nañu xibla ci wàllu julli mais bu dee ci wàllu doxalinu àdduna ak civilisation ay xibla yu bari lañu am te benn la xibla boobu la muy jàngale dëgg mooy benn la suñu gisunu àdduna benn la suñu orientation benn la source bi nga xam ne ci la ñuy jële donc loolu nekkoon jumtuwaayu doole boo xam ni borom bi li mu bëgg nit ñi defal ko ko jullit ñi defal ko ko bu ñu nekkul umma bu suudee duñu ko mun a def moo tax alquran soññoo nañu ci umma bi ci cadre bu yaatu bi soññ na ci umma bi ci cadre bi nga xam ne dafa xat cadre bu yaatu bi mooy wa anna hadihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun loolu mooy cadre bu yaatu bi nga xam ne daf ñoo xamal ne ñaari yëf rek moo fi ne ñaar lañuy dox jëm ci mooy ñu amal kennuk borom bi def ko mu di kenn loolu dafa war a jur résultat ñu benn la sunu kàddu parce que tawxiid la mu tekki yépp
mooy yu waroon tënk nit ba mu jaamaarloog moroomam yooyu yépp dindi nga ko ci yow léegi am nga benn kilifa boo xam ne bii mooy borom bi kilifa googu ñi mu yilif ñépp dañu war a bokk lu ñuy def gis nga moo tax ñi mu yilif bu leen di woo tonton benn kàddu rekk la leen di woowe moo xam yaa nga Amérique yaa nga Indonésie yaa nga Chine ñoom ñépp ci benn kàddu rekk la leen di woowe yaa ayyuhal ladina amanu nga xam ne foo ne loolu lu yéeme la foo ne ci àdduna gis ci sa bopp bu fekkee dugg nga ci cadre muy teg ay tegandaay ci sa kaw yi muy teg yépp loolu mu ngi jóge ci bokk gënu bokk pas-pasu tawxiid wéetal yàlla mais bu nu ko bokkul woon rekk bennoo googu du nekk lu mën a ne moo tax alquran dañu wax ne daraba allahu mathalan rajulan fihi shurakaau mutashaakisuuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyaani masala nee na yàlla nee na maa ngi joxe misaal benn waay boo xam ne bii surga bu am ay kilifa yu bari kenn ku ci ne ak li mu bëgg ci moom mën na am kii soxla ko tàkkusaan ki soxla ko tàkkusaan mën na am ki bëgg ko demloo ki bëgg ko toogloo mën na am ki bëgg ko tere ki bëgg ko digle ki bëgg ko digal mu ne kooku ak koo xam ne kii benn kilifa rekk la am mu koy defloo di ko bàyyiloo di ko tere di ko digal nee na ndax ñoo yem ci efficacité ñoo yem ci doole mu ne déedéet du ñu yem ci efficacité du ñu yem ci doole umma bi li ñu doon xaar ci ñoom mooy yi ñu bokk yépp résultat bi mu waroon jur mooy nuy defandoo di bàyyi ndoo parce que source bi ñuy digal ak bi ñuy tere ak bi ñuy tànnal benn la te loolu efficacité économique bu mag la umma bi tey bu nekkoon benn marché loolu dama ko def entre parenthèse rek kenn xamul marché boobu ni mu te benn marché la war doon ci alxalaal rek lu dagan rek la ñuy jaay moom la ñuy consommer am na 1,8 milliard ci consommateur nga xam ne même bu ñu bokkul sax civilisation yu bari ci ay choix mën nañ ci déggoo parce que yi araam ci ñi ci nekk Indonésie moo araam ci ñi nekk ci Sénégal moo araam ci et cetera loolu facteuru doole la bennoo googu moo tax borom bi insisté ci alxuraan beneen bi ci baatu umma bi mooy baat bi mu utiliser fekk dafa sélectif c'est-à-dire dafa am ñu mu tànn mooy tànneef yi ñooñu tam mu tudde leen umma parce que tànneef yooyu ñooy réaliser umma bi ci espace bu yaatu bi mooy moom la tudde wal takum minkum ummatun yad'una ila al xayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun c'est-à-dire umma bu yaatu bi na am ay soldats yoo xam ne yi ñoo ko jox seen bopp ngir liggéeyal ko ay boroom xam-xam ay imaam ay wootekat jëme ci yàlla nangam ba mu bari loolu mooy bu duy wax umma bi nga xam ne dañu ko sélectionné même yonent bi mu demee Médine dafa wax umma ci cadre bu xat ba pare wax ko ci cadre bu yaatu bi mu waxee jullit ñi dafa xam la ne ñoom ñu benn umma lañu c'est-à-dire mooy umma bi nga xam ne notion politique boole na leen ak notion diine bi muy dem nag ci umma bi nga xam ne notion politique rekk moo leen boole te mooy ñu bëgg a dund ci jàmm ci genn keppaar notion boobu yóbbaale ñépp mu ne innal muslimina wa yahuudu bani awfin aw wa yahuuda bani awfin ummatun waahida mu ne jullit yi
ak yahuudu bani awf boobu mooy période bi jàmmay am benn nation politique lañu walla benn communauté politique lañu donc umma bi tam ñëw foofu ngir wane groupe boo xam ne bi ñoo ànd bokk gis-gisu politique umma boobu nag pour l'islam tabax ko dafa am ay kenn yu mag yoo xam ne yi ñoo saytu tabax boobu ngir umma bi mën a am kenn bi ci jëkk te jullit yu bari sàggane ko mooy li ñuy tudde ci arab alwala ñu di ko wax péete ñi nga àndal nga xam ne ñoom nga war a dox sa cofeel jox leen sa doole ànd ak ñoom ci ay chantier défendre leen ab jullit ñett rekk la koy jox muy walaa bu mag bi mooy yàlla la koy dox ak yonent bi ak jullit ñi innama waliyukum allahu wa rasuluhu wal mu'minuun yàlla nee na jullit dëgg ñi mu war a féetal nga xam ne bu doon far ñoom lay faral ñoo di ay alliés yu naturel ci moom ki ci jëkk mooy borom bi nga xam ne péeteeg jaamu la ak nekk ci toolam ki ci ñaareel mooy yonent bi nga xam ne péete nangul ko kilifteef la te loolu yombul dinañ ci ñëw ci kanam ñeneen ñi ñooy jullit ñi te mooy féete bokk lépp la bokk dimbalante bokk yëg-yëg bokk naqar bokk taxawaay lii bu fekkee ne tey umma bi xar na nekk ay pàcc-pàcc absence su kenn ku ne xam sa péete dëgg-dëgg kan nga koy jox loolu bokk na ci léeg-léeg jullit bi waasoom ki mu bokkal waaso gënal ko ki mu bokkal diine léeg-léeg ki mu bokkal espace politique mooy réew léeg-léeg sax ñun jullit ñi dañuy tombe ci piège boobu ñun sax boroom xam-xam yi xam nga léeg-léeg nga dégg ñu dóor suñu dënd ne suñu magu réew bien sûr suñu magu réew dañ leen di fonk dañ leen di jox dayo mais suñu magu réew ci espace umma bi lañ ne donc umma bi ku fi nekk di ku baax rek sunu maam la léeg-léeg nga gis ku wax ci al imaam al Buxaari yi woyofal ko parce que dëkkul ci réew mi fekk na ñun réew jumtuwaayu ñu saxal suñu identité ngir jëflanteeg jullit yi la mais du jumtuwaay bu nuy ber ci umma bi te mag ñi nekk ci réew mi loolu moo doon seen doole loolu parenthèse laa koy def mooy mag ñi nekk ci réew mi daf lay jaaxal jamono boobu ni mu tëjoo woon c'est-à-dire ne àdduna tëjoo woon mais expérience yu baax yi nekk ci umma bi yépp jëggaandi nañ ko andi ko ci réew mi expérience yi baax yi nekk ci umma bi yépp te amul sax temps yow boo jàngoon alqadiriya bi muy juddoo bi muy yëgse ci sous-région bi dalay jaaxal vitesse boobu nan la mën a amee ak tijaaniya bi muy judd ci diggante Fass ak Aïnou Mady di yëgse fii ci réew mi ci période bu gàtt boobu daf lay jaaxal parce que ñoom xamoon nañ ne umma bi benn espace la boo xam ne bii ñi fi nekk ñépp ñoo bokk donc espace yi nga xam ne mooy géographie walla leneen du ko tëj ñàkk bokk waaso du ko tëj ñàkk bokk réew du ko tëj
donc walla boobu péete googu nga xam ne jullit bi péeteem gi gën a rëy mooy féete ci lislaam féete ak yonent bi muy kilifaam féete ak jullit yi ñu di ay alliéem di bokk di def di bokk di bàyyi alors loolu kenn bu rëy la. ñaareelu kenn bi mooy yar bi nu lislaam yar ci bennoo valeuru bennoo boo doon jàng ayaat yi ci alquran day bari ayaat yi ci ñëw wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wadkuru ni'matallahi alayhim is kuntum a'daan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi ni'matihi ixwaana c'est-à-dire jullit ñi bi nga xamee ne nekk nañu Médine yonent bi lépp lu doon tax sallallahu alayhi wa sallam nit du ànd ak moroomam mu yar leen ba mu dañ mooy li wàllu classe kenn ku ci ne boobu bi yonent bi laa ñëw kenn ku ci ne dafa am ñooy toogal am na ñoo xam ne duñu bokk jotaay mukk wàllu waaso wàllu intérêt wàllu jaar-jaar yooyu yëpp mu éliminer ko ba nga xam ne tabax na ñoo xam ne ñi ñoom ñëpp benn lañu bi ñu demee tuuti rekk am ñuy jaar ci suuf ngir di dekkalaat yooyu teqale nit ñi yàlla ne leen eey waay ginnaaw bi ngeen amee xéewalu bennoo ba pare du ngeen sant yàlla ci xéewal googu ngeen ngoy ci li leen bennale li leen bennale mooy moo tax ñu ne li leen bennale mooy alquran moo tax ñuy wax ne bi hablillahi mooy ñu ngoy ci alquran wala tafarraqu ngeen fàttali xéewal yi ma leen defal loolu yonent bi daf ci doon veillé ci yar nit ñi ci liy waral bennoo ñu saxal ko lépp luy élément boo xam ne bii day waral ñàkk bennoo Seydil Amin tafadal Dramé donc maa ngi woon ci yi nga xam ne mooy keno yu mag yi nga xam ne ci la ñu tabaxe bennoo jullit maa ngi tàmbali woon ci alwalaa u maa ngi ci keno ñaareel bi mooy yar bi ñu yar jullit ñi ci seen xol seen xel seen jëf nangu bennoo ko nga xam ne aaya alquran yi naam wax na ko mais dafa am prise en charge yar boo xam ne bii bu pratique boo xam ne bii yonent bi daf ko saxoo di sàmm loolu nga xam ni fu mu toll feddali ko xam nga xadiisu mathalul muminina fi tawaddihim wa taraxumihim ka mathalil jasadil waaxid iza staka minhu udwun tadaa saahirul jasadi bis sihri wal humma alors loolu hadis la boo xam ne ak tab la boo xam ni daanaka li muy def ci nit dafa rëy parce que daf ne umma bi ak ni ñu tasaaroo ñépp ak nombre bi ni mu bari lépp dafa mel ni benn jëmm lañu kenn ku ci nekk ci jëmm ji dafa am fonction booy jouer selon espace géographique bi nga nekke sénégalais yi am na lu ñu mën a def ci umma bi loo xam ne waa Indonésie mënuñ ko def européens yeeg américains yi am na lu ñu mën a def loo xam ne lii waa Arabie Saoudite mënuñ ko def mais ñooñu ñépp dafa mel ni benn jëmm boo xam ne bii ni bopp amee lu muy def tànk am lu muy def loxo am lu muy def alors noonu la umma bi mel benn cër bu lompoñ deful li mu war a def rekk cër yépp dañu ko yëg cër bu ci feebar aussi cër yépp dañu koy yëg donc wane non seulement umma bi ni mu nekk benn mais ci hadis ba da nga ciy déggee que ne umma bi bokkul espace géographique yëpp ak fonction yu ñuy xaar ci moom ci doxinu umma bi
te amu ci benn boo xam ne bii war na manqué bu ci manqué rek ñu yëg ko. ñaareel bi mooy yar bi muy yar ci mbokkook lislaam nga xam ni lépp loo xam ne lii daf la war ci sa mbokku jullit nga koy taxawe ñu tàggat la ci ba nga man ko boo jàngee xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci li yàlla dig ci mbokkoo te yàlla tax alors loolu daf lay jaaxal moo tax Abu Hurayrata bi waa ji ñëwee na ko dama bëgg mbokkoo ngir yàlla mu ne ko te woon nu ànd rek mbokkoo ngir yàlla dafa diis. Abdullah ibn Umar mooy wax ne yonent bi liggéey na ci ñun ci mbokkoo ngir yàlla ba nu yegg foo xam ne fii ci Médine kenn ku ci ne dafa foog ne sa alal cër bi nga ci am moom la ci sa moroom am. Abu Hurayrata naka li nga sàkku dafa diis man bu nu naroon a bokkoo ngir yàlla loolu li mu tekki mooy kenn ku ci ne yàgg sa moroom seen moomeel yéen a ko bokk te yow da nga bari moomeel te man suma moomeel demewul noonu bon nu bokkoo ngir yàlla dafa diis. donc li ñu bëgg wax mooy capacité walla doole walla liggéey bi liggéey yonent bi liggéey ba nga xam ne dafa fekk société boo xam ne bi kenn ku ci nekk nga jàppoon ne mooy sa mbokk mooy ki nga bokkal waaso nga xam ne li mu doon fonctionner yëpp moo di alxabila tribu bi nga bokk giir gi nga bokk nga xam ne boobu identité rek nga am ñooñu rek nga bokkal ñooñu ngay dimbalante ki nga bokkal waaso bu fekkoon ne mu ngiy xeex doo seet ndax ci dëgg la ne walla newul ci dëgg moom bu jógee rek faw nga jóg ñu xëy transformer loolu génn ko ci seen xol wax leen ne ak bokk nekkatul bokk waaso ak bokk léegi mooy bokk diine ñu saxal ko ci xolu jullit yi alors loolu liggéey la bu rëy rëy boo xam ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la tabaxe umma bi moo tax gis nga symbole bi muy joxe bi ñu nekkee Médine da ngay gis arabe bi gis perse bi gis romain bi gis africain bi kenn ku ci ne ak moroomam di ay mbokk yoo xam ne ñooy defandoo di bàyyindoo te kenn du yëg ni am nga lu la différencier ak sa moroom te loolu bi yonent bi laa ñëw mënul woon am ci siful jazira bi yombul woon sax ci àdduna waxuma laa siful jazira bi ñetteel bi mooy lépp luy wone ak péete walla racisme walla feddu yonent bi daf ko xeex man daa ila asabiyatin fa laysa minna képp ku woote ci loo xam ne lii ak péete gu secondaire la nga ciy parparloo bokkuloo ci ñun génn péete gu mag rekk moo fi am muy lislaam bi mais leneen lu nit di féete di ci xeebe moroomam walla mu ko ciy won dayoo képp ku ko def rekk bokkuloo ci ñun xam nga ci la waxee ne arab ak ku dul arab ñoo yem te loolu léegi mën nga ko dégg mais jamono ba mu koy wax ci xajjatul widaa booba noobal yi sax nga xam ne ci xurum bi lañ dëkkoon ci espace u Kaaba gi pour génn leen foofu sax fekk seeni moroom ci biti dafa nekkoon lu compliqué waxuma la arab yi ak arab yi rek mais arab yi ci seen biir ñi ci nekk noobal sax dañu jàpp ne ñoog ñi ci des bokkuñu léegi nag ngay ñëw di def déclaration bu rëy di leen wax ne def leen ndànk arab gënul ku dul arab la fadla li arabiyin ala ajami ku dul arab tam gënuloo arab
li yàllay natt ay valeur la, valeur yi mu bëgg mu nekk ci nit ci kan la nekk. loolu déclaration boobu ci jamono boobu yombul, moo tax te loolu yemul ci déclaration mais daf koy topp. bu ñu demee bëgg déraper rek mu alerter leen aba daawa jahiliya wa ana bayna azhurikum, da ngeen di delluwaat ci li ma réglé woon ba pare di woote ci waaso, wala ngeen di woote ci démb, wala di woote ci jaar-jaar te jógeeguma fi. Abu Zarin Ghafari ba ko yonent bi di corriger sallallahu alayhi wa sallam ci wax bi mu waxoon Bilal. alors loolu ñu ngi koy jàng ba léegi, ba mu ko ne woon yow doomu nit ku ñuul ki da nga bëgg wut dayoo fii ci suful jazira bi yonent bi ak Abu Zar dayo bi mu am ci biir saxaaba yi, respect bi ñu ko jox, jaar-jaar bi mu am. yonent bi daf ko ne innaka mri'un fiika jaahiliya, yow li may liggéey ci yow jeexagul, am na loo war a xeex, mooy yaa ngi parparloo ba léegi di seet koo gën ak ku la gën. loolu boo ko doon seet ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ni mu fréquent mooy lan, mooy nan lay fexe ba nit ñi mu yar leen ci kenn ku ne xam ne sa moroom nawle la. moo tax Ahmad Sawqi bi mu koy woy mu ne ko fallahu fawqa alxalqi fiina waxdahu wannaasu taxta liwaa'ihi akfaaw. mu ne ko yow yaa réussir yar ay nit, tabax doxalin woo xam ne fexe nga ba ñépp am génn kilifa, ñi nekk ci suufu keppaar yépp di ay nawle. loolu ci su problème mu tey la. léegi fexe nañu ba l'islam bi alors ñu catégoriser nit ñi, classifier leen ci yoo xam ne yi doo xam lu ko waral. tarbiya boobu bokk na ci yi keno yu mag yi nga xam ne moo supporté bennoo googu mën a am. beneen bi mooy ñu am kilifa gu mat koo xam ne gi ñépp dañu nekk ci gannaawam, mu aar leen, orienté leen, teg leen ci yoon, muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam. boo dee jàng siira ni mu occupé espace am, même bi ñuy nekk minorité ci Makka ba bu ñuy ñëw ci Médina da ngay gis bu doon ci suñu langage yu tey ñu ne leadership bi ni mu rëyee, ni mu amee dayoo, nga xam ne lépp la feesal, kenn ku ci ne da ngay ngéeju mu nekk sa kilifa. waaw nga nangul ko ngir qualité yi nekk ci moom ak assurance bi mu lay jox. Ousmane Ibn Affan day wax ne bu nu masaana xeex ba mu tàng jër, kenn ku ne da ngay geesu di xool fan la yonent bi féete sallallahu alayhi wa sallam, parce que xam nga ne ku fa féete rek am nga lu la aar. noonu la koy defee ci cadre orientation, noonu la koy defee ci yéwén. lu mu am jox nit ñi bàyyi njabootam, lu metti mu tegoo ko. ñun dañuy jàng ay séquence ci siira yoo xam ne duñ ci taxaw. gis nga gaswatu Badrin bi ko bi yéefar yi na ko bu xeex bi laa tàng da ngay génn ay jàmbaar, njabootam la génn. Ali ibn Abi Talib, Hamzatu, ñooñu la génn. ñooñu ñëpp keroog ku daanu woon dëj bi këram lay doon. Fatima bi ñu demee ba Médine, affaire yu commencé naat tuuti, ñu ne ko demal ci sa waajur mu dimbali la. bi mu demee ci yonent bi daf ko ne waaw mais man ñi ma jële màkk ñépp ñu ne fii
ñu ci bari ñoo ngi ci suuf fa toog foofu amaguñu sax dal bu neex ma lay am lu ma la jox ngir yow dong loolu kilifteef mayew ko, ngor mayew ko. demal jël li jullit yu bokk ñépp mooy dellu sa boroom di wax subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar c'est-à-dire kilifa goo xam ni lu baax mu jox ñi ci des lu metti mu teg njabootam, alors kilifa googu pour nit ñi nekk ci wetam day yomb bokk boole ci am gis-gis bu sori boo xam ne bii fu nit ñi jaaxlee moom fekk na solution bi leer na ci boppam. gis nga gaswatul ahzab bi nga xamee ne jullit ñi dañu jaaxle ba kenn ku ne foog na tey lay jeex ci yow booba moom mu ngi jël semmiñam naan allahu akbar utiitu mafatiha kisra boobu jullit ñi ñu ngiy gas ngir lu leen protéger comme ni mu mel nii tey rek nga xam ne àdduna bu jaxasoo kenn ku ne jaaxle ñu foog ne àdduna tukki na fekk àdduna musul tukki. mu ne leen lii benn séquence la rek ci doxalinu jamono mais man li may gis ëpp na lii épreuve bi dinañ ko génne borom bi jox na ma caabi Kisra danaa ko ubbi te boobu Kisra ci puissance yi gën a rëy ci àddina bi la bokk c'est-à-dire kilifteef goo xam ne gi mën na ommat njabootam benn la leen ci objectif orienté leen ànd ak ñoom. alors loolu tam ci yu mag yi la loolu ci lu manqué tey la jullit ñi kilifteef gi. juróomeel bi mooy ashairu taabudiya wa dawrul xajji li lislaam teg yépp ci ay ponku jaamu yàlla boo ko càmbaree day benn la jullit ñi bi ci gën a fës nag mooy aj gi nga xam ne bu jógee ñépp tase fa américains yi bi ñuy nekk ci seen racisme bu metti ba defe naa Malcolm X la walla keneen bokk na ci li ko gënoon frappé mooy aj gi ni fa ñépp dajaloo te kenn ku ci ne doo yëg lu la différencier ak sa moroom waaw te loolu liy renforcer benn umma bi aj gi ci la bokkoon waxuma aju léegi de en tout cas loolu bokk na ci li ko tax a jóg nga xam ne bu nu defee lu ñuy def lépp bu at mi jógee umma bi yëpp daje moo tax expérience yi ñu def yépp yi ci gën a bari nit ñaa ngi ko jëlee ci aj gi bu nu tasee boroom xam-xam yi daje kilifa yi daje kenn ku ci ne wane sa expérience spirituelle alors ñeneen ñi mu doy jël ko ci yow yóbbu ko ci seen réew ñii affaire économie yitteel ñu wax ci économie ñi affaire taalif yitteel ñu wax ci taalif ñi bëgg a des màkk ñi bëgg a toog Médine beneen bi mooy sunu cadre référentiel dafa sax te mooy alquran ak loo mën a wax yàlla garantir na ko boppam ci domaine yépp ba nga xam ni jamu wàcc woon ci Seydina Muhammad mooy ji xale yi doon taarif fii barka démb ci Sénégal xëy na nit ñi léeg-léeg ñu waroo ci interprétation mais waroo ba sax xóotul noonu cadre référentiel bi moom cadre bu sax la loolu dana téye cadre bu leer la aussi bu nu mën a xam beneen bi mooy l'islam bi dafa mën a jël lépp lu baax dugal ko ci biiram moo tax du bedd kenn ku ne loo am ci lu baax rek l'islam mun na la may sa lu baax loolu nga exprimer ko ci biir l'islam du lu tëju moo tax am na ñoo xam ne ñii tey booy seet arab yi bariwuñu arab dëgg bariwul arab yi ci siful jazira bi rek lañ ne woon mooy Màkk ak li ko wër mais réew yu bari mujj nañu seey ci seen biir parce que ni leen lislaam ubbilee buntam ubbilee dënnam
ba ñu mujj sax ñenn ñi fàtte seen làkk fàtte seen démb mais ñenn ñi conserver nañu seen làkk conserver seen démb jël seen civilisation intégré ko ci civilisation islamique comme perse yi comme ñi nga xam ne ñoo nekk ci Inde comme africain yi nga xam ne ñooy ñun yi nga xam ne lu bare bari la sunuy mag yi dugal ci l'islam ci participation mooy l'islam tëjuwul waxul ne il faut ñu am benn móol mën nga nekk l'islam nekk jullit bu baax te doo nekk arab doo joteeg arab yi dara li arab yi yor li ci di l'islam nga xam ko li ñu yor li di culture nga xam ko culture ba loo ci soxla nga jël ko loo ci soxlawul nga bàyyi ko nga xam ne ni l'islam mun a intégrer civilisation yi loolu bokk na ci li benn la jullit yi moo tax civilisation islamique booy seet ñi ko tabax dëgg-dëgg duñu arab siècle bu njëkk bi ba mu jeexee ñaareelu siècle bi ba ci ñetteel bi ba ci ñeenteel bi li rëy li jullit di réaliser li ci arab def lu néew la parce que jullit yooyu l'islam intégré na leen ci biiram ñu développé seen capacité ci biir l'islam tabax civilisation boo xam ne bi mujj na nekk civilisation bu universelle bu ñëpp bokk beneen bi mooy li ñu tuddee almalhamal insani mooy l'islam dafa respecté nit même bu bokkul ak moom diine mën na jëflante ak moom du beddu nit parce que da ngeen dafa duggul ci l'islam bi inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum léegi bennoo googu ak umma boobu dafa am ay yu ko may doole yi ko may doole bokk na ci njub gi nga xam ne dafa ànd ak fitra doomu aadama c'est-à-dire l'islam moo di alfitra alfitra mooy la nit ki ni ko yàlla bindee dafa mën a nangu diine ji amu ci dara lu nekk en contradiction ak fitra doomu aadama ni yàlla binde nit te loolu moo di alhidaaya moo di alfitra mooy sibghatullahi damay bar tuuti beneen bi mooy nombre bi son excellence mu ngi koy wax sànq gën jànneew 1,8 milliard ci nit yoo xam ne yi gëm nañu yàlla dugg nañ ci l'islam bi affirmé ko loolu nombre bu rëy la ci àdduna ñooñu loolu lim boobu ku ko am nga dayoo benn bi mooy espace bi umma bi ne nga xam ne but ba but la foo dem rek ci àdduna bi am na ñu fay wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ak loolu boo ci boolee nag doole ju ñu am ci wàllu alal nag bu ma ko waxee ëmb na lépp alal yeeg ressources yeeg li ci aju lépp beneen bi mooy sunu ndono ci histoire bu riche bi nu am te man ko topp ba tey loolu yombul c'est-à-dire fi mu ne nii amul rupture ci wàllu histoire Europe bi muy tabaxaat dundam gu bees dafa delluwaat ci histoire boo xam ne bi amoon na rupture ak moom muy civilisation bi nga xam ne ci grec yeeg romain yi la ko jële mu tabaxaat ko ci beneen déggin bu bees mais ñun suñu démb lépp boo ko jëlee ca yonante ya bee fii suñu jonn yàlla tey li fi essentiel yépp xam nañu ko te muy histoire boo xam ne bi bien sûr léeg-léeg mu am yu ñu ci dugal yu ci bokkul mais ñi mu yitteel bu ñu delloo ci référence yi baax yi mun nañu delluwaat ci histoire boobu muy sukkandikuwaay ci ñun ngir suñu doxalinu tey nga xam ni suñu royuwaayu démb ba tey noo ngi koy xam léegi nag ci lay duggee ci tomb bi nga xam ne mooy mujj ci waxtaan bi walla avant bi ciy mujj mooy lii ma wax ni yépp loolu du réalité tey bi
réalité tey bi mooy umma boo xam ne bi dañu ko fragmenté mu nekk ay pàcc-pàcc yu bari léeg-léeg sax ñuy merante ci seen biir léeg-léeg sax ñu xeex ci seen biir léeg-léeg kenn ku ci ne nekk ci li nga nekk te loolu am na lu ko waral li ko waral dama ciy jaar ci bu gàtt mooy crise politique bi njëkk wàcce ci lislaam nga xam ne moo aju ci affaire xilaafa ginnaaw bi nga xamee ne Seydina Ali jóge na fi nga xam ne loolu moo topp jullit ñi ba tey def leen ñaari bloc yu mag ñii wax ne sunna lanu ñii wax ne chia lan ba léegi am na ñu ciy dóor seen dënn yow benn affaire boo xam ne bii feebar bu ñu war a fej mu wér feebar la rek bu ñu war a fej mu wér nit ñi téye ci ba léegi wajtabaakum wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj millata abikum ibrahima huwa samaakum almuslimina min qabl jullit moom jullit la rek bu nu ko utalee beneen melokaan buy mottali julliteem rek mooy problème am na beneen melokaan boo ci teg rek day wane problème bu am waxuma ne melokaan bi baaxul de mooy day wane ne am na beneen identité dafa mel ni identité bi dafa manqué nga am loo ko bëgg a mottale ci benn séquence ci suñu wàllu tolluwaay donc crise politique boobu aussi moo jur kuréel yu bari yi alfiraq nga xam ne ay kuréel yu bari juddu na ci kuréelu xalaat yi di kuréelu pas-pas kuréelu xalaat yooyu ak kuréelu pas-pas yooyu participer na ci li tas umma bi ku mu yitteel aussi mën nga dem xool ci juróom fukki at yi ginnaaw bi fi yonent bi jóge kuréel yu commencé juddu ba ci 3e siècle bi nga xam ne dafa mujj sax am kuréel yoo xam ne yi dañuy tuddewoo lislaam rek mais daanaka newatuñ ci ñetteel bi mooy delluwaat gi ñu dellu di identifié wu kenn ku ci ne ci sa waaso loolu ci 2e siècle bi jëm ci 3e siècle bi la tàmbali nga xam ne arab yi dañuy woote nekk gi ñu nekk arab di ko damoo ñu dul arab aussi di leen diir mbagg ba nuy bind ay téere ci loolu fadlu Soudan alal bidan defe naa al-Jahiz moo ko bind ci 4e siècle bi di wane nit ñu weex yi ni ñu gën a nit ñu ñuul ñi ñeneen di bind di wane nit ñu ñuul ñi ni ñu gën a nit ñu weex ñi ñu delluwaat ci la ñu leen tere woon la nga xam ne ci tàmbaliwaay bi effacé woon nañ ko léegi dañ fa delluwaat kenn ku ci ne di dellu ci sa identité waaso walla sa kuréel ñeenteel bi mooy l'islam bi dafa dem ba administrer ko yombul mu yaatu bi ñuy yëgse ci alxilaafa al abbasiya ci à partir de 4e siècle bi bu la neex sax nga di 3e siècle bi ci jamono Haroun al-Rachid mën nga wax ne l'islam bi dafa yaatu goo xam ne gi forme bi koy administrer mënatu ko dinañ la tuddee xalif rek mais am na foo xam ne fii sa dogal yeggatu fa ñeneen ñoo ko téye di ko doxal dañuy wax ne Haroun al-Rachid dafa bu daan niir nii mel ni kuy bëgg a taw dafay xool ci asamaan si na ko fu la neex tawal mais ak foo mën a tawee impôt bi dana ñëw ci man parce que fa ngay taw ay jullit ñoo fa ne c'est-à-dire espace am ni mu yaatoo woon espace bu yaatu boobu alors ci forme bi ñu ko doon administrer mënatul continuer noonu alors dislocation boobu tàmbali ci fatra boobu nga xam ne à partir de 5e siècle bi ba 7e siècle bi ay kilifteef yu bari la ñu am
même bu fekkee ne symboliquement am na ku fi ne ñu koy tuddee xalif ba ci 1924 mais booy seet kilifteefam nekkul kilifteef goo xam ne gi gu opérationnel kilifteef gu symbolique la parce que ci période yooyu Sénégal fii sax am na ay kilifa yoo xam ne yi yor nañu fi ay espace ak ci Sénégal bi di ko doxal même bu fekkee ne bu ñu jullee jumaa ñaanal as sultaan Abdul Hamid mais amatul woon benn kilifteef goo xam ne gi bu réel la ci ñoom parce que espace bi dafa tas dafa yaatu te xereñewuñu ci mode de gouvernance boo xam ne bi mun na ko gouverner loolu nag boo ci dollee attaques yi jóge ci biti nga xam ne ak Tatar attaqué nañu jullit ñi daaneel Bagdad guerre croisée bi jullit ñi def nañu ko Europe lu mat ñetti siècle colonialisme ak colonisation dugg gën a seddali jullit ñi espace su jullit ñi alors loolu tam ay kii la loolu andi c'est-à-dire waroo ak bari yu kilifteef nga xam ne léegi jullit ñi dañuy am en même temps kilifteefu politique am kilifteefu xam-xam am kilifteefu tarbiya ci càmbali loolu amul benn kilifteef la ñu am nga xam ne moo yor dimension yëpp mais avec le temps léegi jullit bi ci espace bi muy ne sax ay kilifteef yu éclaté moo fi ne kii yor kilifteefu politique bi du bokk ak ki yor kilifteefu xam-xam gi kooku bokkuwul ak ki yor kilifteefu tarbiya gi c'est-à-dire loolu ba léegi mu ngi dox ñun mën na am ku ma jàngal xam-xam kooku suma kilifa la ci xam-xam mais pas forcément kooku mooy suma kilifa ci tarbiya suma kilifa ci tarbiya mooy sëriñu tarixa bi kooku pas forcément mooy suma kilifa ci politique suma kilifa ci politique mooy président ak liy doxal mbiram leneen li ci topp nga moo xam ne moo indi éclatement bi mooy lu ñu tuddee état nation yi nga xam ne moo xew nga xam ne mujj gi léegi nit ñi kenn ku ci ne sa état foofu nga wane sa péete nga xam ne léegi ñiy fàttaliku sax ne ci umma bi la ñu bokk bariwul ak agression culturelle bi nga xam ne daf ñu dikkal lii nga xam ne mooy absence su affirmer sa féete ci umma bi loi d'orientation bu Sénégal loolu du Sénégal rek mais presque pays yu bari la loi d'orientation bi nga xam ne mooy tër xàll yu mag yi ci njàngale mi day feddali bokk gi Sénégal bokk ci espace yëpp ba mu des bokk bi mu bokk ci espace umma bi xal nañu ko cof sax après ci bi ñuy laalaal loi d'orientation bi mais leerul day feddali bokk gi nu bokk ci nit ak àdduna di feddali bokk bi nu bokk ci affaire Afrique di feddali bokk gi nu bokk ci affaire francophonie nga xam ne yooyu yëpp da koy utal ay jumtuwaayu yar yu koy def ci xelu doomu aadama yi xelu nit ki xelu ki muy jàngal mais bokk gi nu bokk ci umma bi doo ko gis fenn amul lu koy renforcer ci xolu même bu fay loolu yow yaa ngi fàttaliku ne ci umma bi nga bokk rek bu fekkee aussi yi dafa am walla yu mel noonu nga fàttaliku affaire umma bi mais amul lu koy saxal ci xol yi ci politique gu yar ci politique gu accompagnement beneen bi mooy lu ñu tudde ak taifiyya al jadida nga xam ne léegi moo feeñ ci at yu mujj yi kenn ku ci ne di bëjoo di xuloo parce que ci kuréel sàngam nga bokk salafi yaa ngi fii suufi yaa ngi fii sunnit yaa ngi fii affaire bi sax day mujj benn bloc boo xam ne bi sax bloc bu àndoon la léegi ay bloc la hein muy affaire péeti ci benn kuréel bu ndaw foog na ku nekkul ci kuréel boobu nekkuloo ci dara alors loolu bokk na ci li gën a affaiblir umma bi
loolu nag dafa am ay conséquences yu mooy umma bi dafa faible, dafa absenté ci espace international, dimbalante gi ñu war a dimbalante ci seen biir dafa wàññeeku. docteur defe naa Ali Gharada la tudd, mooy secrétaire généralu fédération wu boroom xam-xam yi ci àdduna bi, dafa calculer calcul bi sax mën na am du lu matale, alal ji jullit yi am ci liquidité, waxul leneen, c'est-à-dire li disponible ci banque yi, mu wax ne calcul bu exact yoruma chiffres yi actuellement, mais dafa am conclusion bu ma ci bëgg a tirer. mu ne alal jooju bu fekkoon ne génn nañu azaka ba dimbalante ko ci espace umma bi, day gis ne loolu dana participer lu bari ci li nga xam ne mooy wàññi métit wi nga xam ne moo nekk ci yenn réew yi nga xam ne am na ñu leen tane te ñenn ñi seen tane wàññu leen. donc loolu beneen bi mooy xëccoo gu metti gi nekk ci biir umma bi nga xam ne am na siraat daaxiliya yu metti, ay tension, ay crise, ay xeex. mën nga wax ne réewu tugal yi bi ñu génnee ci xeex, ñaari xeex yu mag yi, daanaka mën nga wax ne fexe nañu ba seen espace nekk espace u jàmm. dana am ay crise, mais am nañu ay jumtuwaay yu ñu ko réglé. xeex yu tàng yu metti yi ci gën a bari moo ngi ci biir espace u umma bi, ci nitu umma bi sax seen biir lay doon, ñoo xam ne ñi sax warul woon am lu tax ñu jote. Arabie Saoudite ak Yémen benn population la rek, Mali ñi fa ne benn lanu, Tchad ña fa ne benn la, mais réew mi gën a yéeme sax mooy As-Soumal. ñoom ñëpp ñoo bokk làkk bu nuy wax, peut-être maam la ñu bokkul rek, kenn ku ci ne téye ci sa maam nga ciy xeex ak sa morom. c'est-à-dire amul sax différence bu fondamentale ci ñoom. boobu ba léegi fin 90 yi ba suñu jonn yàlla tey nga xam ne tension yu metti yëpp ci biir umma bi la ne. loolu li ko waral mooy ñàkk bennoo googu. minorité yi amatuñ ku leen taxaw. mbokk jullit yi fan yi xool leen liy xew Palestine. libération bu mujje bi ci masjidul aqsa ñi ko def kenn du ci arab, Nuruddin Zanki ak Salahuddin al Ayyubi. léegi essentiel lu jullit ñi la xew Palestine dañuy wax ne affaire arabe la, bien sûr mën na ci am sax, mais jullit musul mel noonu. c'est-à-dire minorité yi bi l'islam di nekk benn di am doole dañu leen mas di protéger. romains yi dañu doon toroxal benn dëkk boo xam ne bii dafa nekk ci seen frontière. loolu ci jamono Mu'tasim la, ci période abbasside bi. benn jigéen rek lañu def lu ko naqari. aywa maa ngi jeexal. jigéen bi yuuxu ne waa Mu'tasimaahu, maa ngi jàmbat suma toroxte ci kilifteefu jullit ñi di Mu'tasim affaire bi information bi ñëw ci moom, mu ne ko danaa la dimbali même bu fekkoon ne ak ab diir la. léegi minorité yi nekk Chine ñu leen di toroxal, minorité yi nekk Burma ñu leen di toroxal, Cachemire ñu leen di toroxal, Palestine ñu leen di toroxal, parce que jullit ñi amuñu dayo bi ñu war a am ngir ñu respecter seen cause. question yi nga xam ne question palestinienne bi moom la juddundoo lépp, question yooyu réglé nañ ko. doyen moo ngi nii acteur la ci loolu. muy apartheid réglé nañ ko.
muy colonisation à peu près colonisation politique réglé nan ko li ci des mooy question palestinienne lan moo tax kenn mënu ko régler toujours muy gën a compliqué c'est parce que jullit ñi dayo bi ñu war a am taxawaay bi ñu war a am amuñu sax kilifa goo xam ne gi mën na yëkkati kàddoom mbokk jullit àdduna bi bu ñuy dajale ñëpp dañuy yëkkati seen kàddu ba mu des kàddu jullit rarement ngay dem ci communauté internationale nga dégg kàddu goo xam ne gi da ngay mën a identifier wu ci kàddu googu de temps en temps rek la am kuy romb ci président loolu da xew ci moom mais essentiel bi yëpp ñoo ngi ci monde occidental bi ya ñuy défendre yëpp boo ko tënkee yaa ngiy dellu rek ci domination bi nga xam ne moom lañ ñuy dominer beneen bi mooy amul l'islam kàddoom amul lu officiel lu ko yenu ay organisation populaire ñoo koy gàddu boo génnee ñetti état mënoo am ñetti état yoo xam ne yi dañuy gàddu l'islam ci façon bu officielle di ko waxal di ko doxal loolu indi aussi yeneen conflit ci sunu biir réew mooy dualité bi nga xam ne moo nekk ci sunu réew di ko affaiblir ci liy dox ci rationalité donc loolu pour mu am peut-être que deuxième partie bi du ma ko laal mooy li ñu tuddee gestion des crises donc ñun li ñu jàpp rek mooy l'islam tëral na ay jumtuwaay yu bari ngir crise du am ay jumtuwaay yu bari nga xam ne day gàttandu crise bañ a am bu fekkee xis na am mécanisme bi koy régler mooy li ñu tuddee islaahu zaatil bayn wala al islah wa in taifataani min al muminina iqtatalu faslihu baynahuma nga xam ne dañuy am mécanisme boo xam ne bi day def prévention mais ak mécanisme boo xam ne bi mooy créer condition dialogue créer condition waxtaan beneen bi mooy force boo xam ni bu waxtaan jubee ba ñu teg dëgg ñu am force boo xam ne bii force de contrainte la ngir ki bañ dëgg gi ñu teg ko ci dëgg gi maa ngi jéggalu waxtaan wi xal na gudd dama ne woon damay barkeelu rek jog dem maa ngi ñaan yàlla li nga xam ne wax naa ko fi su ma mbokk Seydil Amin mun na ko yeggali moom lu muy wax rek daanaka maa ko wax waaw bu mënoon naa engagé fu mu nekkul ma ne lu mu wax rek maa ko wax parce que wóor na mu ne li muy wax du génn ci li may wax man itam mën naa ko engagé ci fu mu mën a doon di ko ñaanal moom itam ci ñu war a ñaanal la ndax wax dëgg yàlla keroog waa jaa ngi naan ko ndaw li mun a du ndaw mën a ko effectivement parce que boobu ak léegi mu ngi bëgg a yàgg waaw boobu ak léegi mu ngi bëgg a yàgg te ci lii rek la ne kàddu l'islam di ko défendre di ko wax ak fit di ko wax ak Pastef di ko wax aussi ak ràññee xam moment bu ne ban discours la laaj ak ban kàddu la laaj loolu ñi ko xam ci jàngkat yi bariwul dañuy foog ne dëgg nu la neex waxe te dëgg dañu koy wax ngir jëfe donc dafa am pédagogie bu mu laaj boo xam ne bii moo koy jox daye bi di ko jox doole ji suñu waajur ñoo ngi lay sant ci disponibilité bi ak taxawu gi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex ba nga xam ne dinañ fi dajawaat yeneen at ci waxtaan bu mel nii wa jazakumullah xayran